sant nañu leen gërëm leen bu baax mbokki bisimilah ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci levée du corps bu taskatu xibaar bi Abdourahmane Camara nekk directeur bu publication bu Walf Quotidien gannaaw nag ba mu faatuwaay ba si ñu génn mbir yi ñu ngi ko doon amale ca juma bu Sacré Cœur moo xam nag ñi nekk ci kër taskatu xibaar yi xarit yeeg jegeñaale yi ku ci nekk nag ñëwoon na ngir daal di koy delloo njukkal. ab ndaje nag la ñu ameloon jagleel ko wàllum immigration boobu leen ndaje nag ñu ngi doon wax ci koppar yi nga xamante ne nguur gi ñu ngi koy dugal ci wàllu woowe waaye lu ñu gis nag mooy nguur yi nekkee ci réewu Afrique yi ñoom ñoo war a dajaloo toog ko waxtaan ngir xool koppar yooyu naka la ñu ko mën a dugalee ngir joyante bu baax mbir mi. ñu jëm nag ci waajtaay li ñu dippee fin d'année at mi léegi tey mu daal di jeex ci mel ne feetu mu nawee lakk yi ni mel yenn ci waajur yi nag soobul ci joxe neexal seeni doom ca marché nag ñoom jaaykat yi te defuñu lu dul toog di xaar yoolee waajur loolu lay ponk yi mbokk yi bu ngeen taxiloo ñu faram fàcce ko. asalaamaaleykum mbokki Abdourahmane Camara nekkoon directeur publication bu Walf Quotidien daal dinañ koy jébbal boromam nag ca Ndar Géej ca sëg ya foofee gannaaw loolee nag la ko mooy sax li ni mel di levée du corps bi ñu ko doon amalee fii ci Ndakaaru fële ca juma Sacré Cœur ñi nekk nag ci kër taskatu xibaar yi mbokk yeeg xarit yi yegeñaale yi ñëpp ñëwoon doon ko delloo njukkal laata nag ñu koy yóbbu fële ca Ndar Géej Cheikh Sall. ak jullee gu daw yaram lool doomi Sénégal yi delloo na njukkal Abdourahmane Camara di taskatu xibaar bi nga xam ne moo nekkoon directeur publication bu Walf Quotidien génn àdduna fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci diwaanu Maroc. Abdourahmane dafa nekkoon pour man mag parce que bu ma koy xam boobu li yëpp xewagul boobu man maa ngi nekk étudiant à la faculté de droit. te ma nekkoon xarit bu jege ci frère am maître Youssoupha Camara ñoo dëkkoon sax donc ci instant yooyu ci condition yi laa ko xamee boobu mu ngi créer groupe Walfadjri moom ak ñoom Sidi Lamine Niass donc tey je pense que perte bu mag la pour Sénégal parce que Abdourahmane journaliste bu amoon ay valeur la woon ku gëmoon liggéeyam loon ku gëmoon dëgg la koo xam ne aussi kenn daawu koon dëgg ci lu dëng ci mbirum journalisme. Ousmane Sène mi nga xam ne liggéey nag moom lu tollook fukki at ak juróom benn mu ngay fàttaliku kamu comme nañ ko doon woowee ñoom ñooñu di ab liggéeykat boo xamante ni bii bu ko jege woon na lool waaye nekkoon koo xam ne lam doon bind xat mus see damm waaye it daan na sàmmonteeg ak yelleef boobu la liggéey. moom Abdourahmane Camara nekk na koo xam ne tey réew mi ñoo ko ñàkk ñoom ñëpp parce que nit la ku disponible woon ci li muy liggéey. te itam nag ku ràññeeku woon la ci li muy liggéey ndax du ko tegoon ci yoon Abdourahmane Camara itam tey jii bi ko réew mi ñàkkee gis nañu ne bokk na ci pilim yi gënoon raarati ci li ñuy def di journalisme parce que moom yàlla da ko mayoon mu mën a nekk lu ne ci réew mi ci njàngam mayoon ko waaye moom moo tànnoon journalisme tànnu métier bu jafe tànn itam ligne bu jafe ndax ligne éditoriale Walfadjri ligne bu difficile la ndax ligne bu critique la loolu tax ba léeg-léeg ñu koy critiquer te loolu itam yëpp. taxuloon mu ñàkk équilibre li mu doon def da ko doon dosé te itam bokk na ci yi nga xam ne ñun dafa amoon ci ñun njëriñ bañ yaakaar ne dootul dem. lu wuteeg taskatu xibaar yu bëri yi nga xam ne teew nañ fi yeneen i kilifa it yegg si nañ si jumaay Sacré Cœur gi nga xam ne fa lañ ko doon jullee ngir delloo ko njukkalam gu mujj. Abdourahmane Camara nit ku baaxoon la nit la koo xam ne liggéeyam rek la jiitaloon waaw man ci biir liggéeyam bi laa ko xamee te lépp li nga xam ne dañ ko seede tey ci mbirum compétence mbirum éthique. mbirum gëm lu muy def mbirum fidélité ci Walfadjri je crois que loolu yëpp Sénégal yëpp xam nañu ko. Abdourahmane Camara ak Sidi Lamine Niass ñoom ñaar yal na leen xaare àjjana liggéey bu ñuy defal Sénégal pour saxal démocratie ci biir Sénégal dëgëral démocratie ci biir Sénégal fexe ba Sénégal nekk réew bu ñu ràññi ci àdduna loolu askanu Sénégal amal na ko njukkal. seede yëpp dëppoo na Abdourahmane Camara nekkoon na journaliste boo xam ne. bu fonkoon liggéeyam la lool ki nga xam ne moo jiite groupe bii di E-Media Invest mu ngay fàttaliku kamu nekkoon journaliste boo xamante ni bii doon na sàmmonteeg ak yelleefu liggéey bi maanaam li ñuy wax éthique ak déontologie.
ñaanal ko bu baax suuf woyof ci kawam fa mu jëm nag kënal ko fi nga xamante ne fi la bàyyeekoo ñu daal di àddu jëmale ci leneen bëccëg bi àdduna wërngal képp jagleel tukkikat yi tey ji la ñu ko doon màggal ñu ko junjee nag ci ndorteelu xibaar yi waa société civile lëkkaloog yenn ci ONG amaloon napp waxtaan wi nag ñu ngi ko jagleel wàllum financement yi nga xamante ne nguur gi mi ngi ko jëmale ci wàllu woowee li ñu gis nag mooy ngir rek ñu saafara jafe-jafe yi fexe ba ndaw ñi toog ci dëkk bi bañ a tukkeeti mooy réewu Afrique yi réew yi nga xamante ne ñoo nekkee fii te seeni ndaw yu ci bëri di dem biti réew ñu dajaloo toog waxtaan uti pexe ngir daal di koy saafara. Omar Kane. ñii bëggul dem ñi dem ba noppi ak ñi dem bëgg a dellu si ci ñetti ponk yooyu la ñuy woote ndaje bi woote ngir ñu xalaat ba gën a maîtriser migration bi. ONG moom day appuyer rek société civile day appuyer mais luy dëgër lu dëgër mooy état bi. donc dañu bëgg état nañu woo ñu waxtaan ñu indi suñu xalaat ñu indi seen xalaat su dogal ñëwee ñoom ñooy dogal mais ñu bëgg a rester bi nan la ñu war a rester ñu bëgg a dem nan la ñu war a ñu def ñu bëgg a ñibbisi nan la ñu war a ñibbisi. état moo ko war a def te fi ñu toll dugal na alal bu takku ci politique migratoire yi ñu amal ko. moo mën a wax rek mooy climat de politique de migration dañ ko say milliards yu bare réew ma chiffre yi 47 milliards da ko jege wala mu ëpp ko dañu wax ni que bu dugalee dinañ mettre en œuvre correctement stratégie nationale de politique de migration bi te xam naa ni état du Sénégal dugalagum na ci xaalis bu bari ay milliards yu takku milliards yooyu mu ci dugalagum ba nga xam ne ñu ngi koy mettre en œuvre loolu aussi ci journée tey bi dinañu taxaw ñu xool est-ce que xaalis bi ñu jot a dugal ci mise en œuvre de la politique nationale de migration am nañ ci résultats yi ñu bëggoon mooy est-ce que nit ñëpp gis nañ ci seen bopp est-ce que migrants yi gis nañ ci seen bopp est-ce que am na lu mu wàññi ci migration bi loolu yëpp tey ci journée bi dafa ñuy permettre ñu gën ci waxtaan xool ba xam fan la sooxee. xayma ko waaye itam soppi ko. lu ñuy laaj mooy état yi ñi déem a boole seen doole maanaam xool politique yi nu ñu koy waxtaanee en tant que communauté CEDEAO ou Union africaine mais pas en tant que état parce que gis nañ ne que jafe-jafe yi ñu ngi jur malgré le fait que ñu ngi financé mais gis nañ financement yi du egg ci secteur yoo xamante du ndaw ñi parce que lu tax parce que secteur yoo xamante ne moo war a indi développement si secteur yi duñ ko ciblé. fii ak ñu amandi solution ci phénomène migration bi ay junni ndaw góor ak jigéen ñooy jël ay risques ngir dem bitim réew ñu gis ni fan yi ñu génn immigration irrégulière jaarale ko ci géej gi tàmbali wat na. loolee sax Omar Kane moo nekkoon waxtaan waa Horizon Sans Frontières ñu gis ne nag ndaw yi jël gaal gi wutali biti réew te ñu bëri di ci ñàkk seen bakken dafa bëri te jéggi dayoo xalaat bi ak ñi nga xamante ne ñooy waa société civile ak ONG yi daanaka benn la mooy kilifa yi nga xamante ne ñoo jiite réew yi ñu toog waxtaan jéem a nasi pexe ngir saafara mbir mi. reportage Alioune Gueye Augustin Manda. ay doomu Afrique yuy risqué seen bakkan di jël géej gi. wala sax ñu jaar ci désertu Sahara bi ngir mën a dem bitim réew bis bu yàlla sàkk ñu bëri ci ñoom di si ñàkk seen bakkan Horizon Sans Frontières di ko mettitlu. entre 2014 ba tey jii nii on parle plus de 2000 morts en Méditerranée donc loolu jéggi na dayoo nit ñaa ngi continuer di dee ba léegi soo xoolee am na ñu ne. en moyenne 11 personnes dinañu ñàkk seen bakkan ci géej gi waxuma la nag ñi nga xam ni ñu ngi jaar ci désert bi l'enclave de Ceuta Melilla ñi nga xam ni ñu ngi dugg Niger sonn gu metti di dee ci àll bi kenn xam moo tax souvent da ngay toog ba si ak dégg des disparitions mystérieuses déggatuñu samay doom xamatuñu fu ñu nekk. waa plateforme d'accompagnement pour la réintégration des immigrés ñu gis ni rek doomu Afrique yi dañoo war a toog. seen dëkk daal di liggéey. message bu ñuy lancer jeunesse africaine mënoo leen yaakaar leneen ci beneen dëkku jàmbur tant que yéen ci seen bopp wóoluwoo leen seen bopp suñu dëkk bi ñun ñoo ko war a mën a defar suñu continent ñun ñoo ko war a mën a defar kenn duñu ko defaral à la place tey jii bu fekkee ne à l'échelle internationale on n'est pas respecté ni considéré c'est parce que tout simplement ñun suñu bopp ñoo wóoluwul suñu bopp. li mën a tax tey situation bi changé mooy ñu delloo si waat suñu xel xam ne tamit fii lu fi waaye am yàlla la. ci atum 2019 lu toll ci 1090 doomu Afrique yi bëggoon dem bitim réew dañoo ñàkk seen bakkan Horizon Sans Frontières di yuuxu wàllu. que ndaw mooy jeunesse su réew Afrique moo am richesse
parce que Europe amul richesse su ñu demee ba richesse boobu nag dafa transformé en fardeau di dee ci biir géej gi parce que amatul perspective heureuse loolu il y a un problème loolu moo tax ñu ne woon il serait bon ñu toog waxtaan nan la ñuy fexee ba saafara mbir mi nan la ñuy fexe ba réduire les risques à des proportions tolérables lii moo doon wax bi tey. mu mel ni sunu nguur yi jéem nañu lu nekk waaye ba tey mbir mi antuwul sunu dëkk yi nga xamante ni ñàkkum xëy am na fi waaye tamit dundin gu metti ba tax na mbir yile wawul tax ba ay doomu Afrique di jël gaal ngir bëgg a dem bitim réew. ñu wax ci leneen ñoom nag dañoo bootu ci ab kuréel goo xamante ne ñi ngi tudd collectif des victimes de Joni Joni di sàkku nag ñu fay leen lu tollook 200 millions ci boobu lépp structure ñu ne dañoo xëy rek bés bëgg a jot ci seen koppar mënuñ cee jot ñu dem ca banque ba ñu ne leen dañoo am ay jafe-jafe ñeel wàllum jumtukaay yi boobu ba tey nag France daal di findeem mbir yi ci atum 2018 la woon décembre ñu daal leen yebal ci beneen banque ba tey mënuñoo jot ci seen koppar ñu ne nag dañoo sonn taay li ñu bëgg mooy ñu jox leen ko Mamadou bi pass yi soxoo si di ñaan ñii di liggéeyal Joni Joni ñi ngi sàkku seen xaalis ba tey waaye entreprise boobule dafa am ay panne ci seen plateforme loolu tax ba ñu fa doon liggéeyee mënuñ am accès ci seen compte. loolu bi mu ko waxee mu nekk loo xam ne lu ñu jaaxal la man en personne ma woo ko laaj ko mu confirmer waat loolu ma ne ko ñun xamuñu sax bi maa woo fu mu nekk. donc suñu débee ba heure bi ngeen nuy wax ay waxu Bimao te ñun ba ñuy signé ay contrat Joni Joni lañ signé loon contrat mu ne effectivement wax ngeen dëgg mais dafa am loo xam ne secret professionnel la kenn mënu ko wax si loolu tam la ñu jógee remonté waat dem Bimao bi ñu demee Bimao toog nañu ak responsable ya nga xam ne ñoo yore tous les documents nécessaires ak mbir mi nga xam ne moom moo ci xew ñooñu si la ñu xamale ne carrément Bimao amee lu leen xaalis Bougane moo leen amel xaalis. collectif bi nag ñu ngi fas yéene taxawal benn stratégie ngir wéyal seen xeex lépp rek ngir gagner combat bi de. nous vous informons aussi. di leen yëgal ni lu yàggul dara dinañu waxee ni ñuy doxee te lu yàggul dara it dinañu seeti mbooleem ñi nga xam ne ñoo di xalif généraux yi ci biir dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoo jiite jàngu bi. ak jéego yooyu yëpp nag bu fekkee ne amut lenn lu ci soppeeku dinañu dal ci kaw ki nga xam ne moo di Bougane. nous ferons abattre la foudre sur Bougane. xaalis bi leen Joni Joni amel nag ñii di waa collectif bi ñu ngi wax ni ëpp na 200 millions waaye ba tey jii ñoom ñii de mënuñ see jot. waa Joni Joni ne ñoom it dañoo loru ci mbir mi ndax banque bi di Bimao moo leen yoreli koppar loolee ki ko xam ne nag mooy directeur bu clientèle ba nee nañ mbir mi nag daal dinañ koy jox waa BCEAO ngir mu daal di ci andi saafara ñu déglu ko Aline Diop àdduna ci micro Mamadou bi pass yi soxo jafe-jafe yi ñu am ak point de service bi dafa am jafe-jafe yu yi nga xamante ni moom lañ jànkuwanteel ak suñu banque yi nga xamante ni moom lañ doon liggéeyal ñu leen di réclamer au montant de 3 milliards léegi ñoom dañoo bloqué plateforme bi ba nga xamante ni kenn mënu ci accéder donc bi jafe-jafe yooyu amee ñun ñi nga xamante ni ñoom ñoo coiffé tout ce qui est transfert et banque mooy BCEAO dem nañ ko ci ñoom clamé leen situation bi wax leen ni que ni ñoom dañu bloqué plateforme bi et paralysé système bi et bu ñu référé woo ci li nga xamante ne moom mooy article 13 bi BCEAO publié boo demee ci internet bi ngi foofu noonu ci article bi BCEAO dafa lay xamal ni que bépp point de service dafa war a am contrat directement ak banque bi nga xamante ni moom lañ ko rattaché donc c'est-à-dire ñun tamit demandé nañ Bimao mooy banque bi à ce que ñoom ñu restituer maanaam ñu delloo point de service yi seen xaalis maanaam bu fekkente ni point de service la da ngay dem ci banque bi yóbbu sa contrat bi nga xamante ni moom moo la lié ak banque bi nga résilier sa contrat ñu delloo la sa xaalis léegi banque bi nga xamante ne mooy Bimao dafa bañ loolu. ñu wutali ca Bignona wax ci njàng mekk njàngale mi foofee nag ñu ngi fa doon sargal ay gone ñu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay lauréat ñoom nag ñu ngi sokkee ko ci juróom fukk ak juróom ñetti daara boobu lépp xew-xew nag lañ ca doon waxtaanee mooy les grossesses précoces maanaam ëmb ci gone yi ndaw yi njiit la nag di parrain bi di professeur Ansoumana Diatta moom nag dellusiwaat na ci mbir mi waaye tànn na ci ay saafara ñu daal di koy déglu ci micro Assane Ba. Grossesse précoce appel lu may lancé envers les parents mooy appel bu simple xale yi ñun ñoo leen jur démb fu ñu nekk tii démb ñun foofu la ñu nekkoon léegi nii parents yi mooy enseignant mooy parents yi ñoom si seen bopp
mooy IA ba IF mooy ñun ñëpp jàngalekat ñun ñëpp dañu war a bokk xalaat di xool di seet bu baax pour ñu mën a dimbale xale yu ndaw yi nii si grossesse yi dañ si dugg mais du loolu mooy seen sago ñàkk xam ñàkk am ku leen mën a dimbale si seen éducation moo tax ñu dem ba am message la mooy nañu xool bu baax su éducation suñu xale yi cadeau bu ñu joxee comme yu série portable et ainsi de suite ñu xam valeur ou portée cadeau boobu jëriñ cadeau boobu bu ñu joxee portable alors que xale bi xool ko jëlu ko pour au moins mu mun ko dimbale si lu muy jàng c'est pas la peine mais aduna mel noonu tey aduna bi daa soppeeku complètement lu nekkoon démb amul pratiquement tey lu gën a utiliser mooy multimédia yi mooy télévision mooy portable yi ak WhatsApp Facebook et ainsi de suite mais nañu bàyyi xel bu baax ci yooyu pour que suñu doom yi mun a nekk ay responsable ëllëg. yegsi nañu nag ci gëstu bés bi nañu ko waxee ci ndorteelu xibaar yi ñu ngi ko jëm ci waajtaayu feetu fin d'année yi ca marché nag lépp luy xeetook neexal wala sax i cadeau mi ngi fi dell ñoom jaaykat yi nag taxaw nañ temm ngir xaar waajur yi nga xam ñëw jënd ay neexal ngir seeni li ñu gis nag mooy njëg moom njëg ya sax lañ ko mën a limi daanaka mucc na ayib ne jot nday Marie Ndiaye. fii ci boulevard Général de Gaulle daanaka fête bi tàmbale ingrédients yuy wane ni ñi ngi ci décembre lañu fi gis. commerçant yi tàmbale nañoo lonk ay guirlande ay arbre de Noël ak jeu de lumière ak li nga xamante ni nii mooy ay foyukaay yi xale yi bëgg. waaye instant bii nii am na ay cadeau am na fi ay sapin guirlande jeu de lumière décoration lépp am na daal instant bii. Jumeau daanaka moom defar na bulu décoration yépp teg commencé naa bég ndax nee na clients yi ñoo ngi ñëw bu baax. bagage yi mi ngi dox mais cadeau yi moo gën a dox instant bii nii moom. mais jeu de lumière yi ak guirlande yi ak sapin yi moom ñu ngi ñëw mais tuuti rek mais instant moom cadeau yi moo gën a dox moom. ci beneen côté ba Cheikh nekk marchand ambulant moom kat kontaanagul ndax nee na gisagul kenn. waaye man de mooy loolu. moo comme affaire yi daan na gën a mën a dox parce que léegi jaaykat yi ñoo bari ñi ko doon jënd presque majeure partie bi yëpp dañ koy jaay léegi. surtout mais daan na gën a mën a neexee nii nag waaw. feer yi presque heure bii nii moment bi daan na fekk ngay jaay bu baax mais léegi moment bi nii da ngay toog di xaar doo gis kenn. mu ngi yore ci loxo bi benn oto bu ndaw Ismaïl nekk papa moom daa ñëwoon tey jëndal si njabootam ay cadeau kontaan na loolu ba tax sax mu ngay ree. ay cadeau waa fi jaaroon doxantu rek doon xool cadeau xale yi quoi waaw samay doom jarbaat genre quoi waaw pas tellement nag cherul franchement même prix yi la quoi par rapport ak yi ma fi doon fekk comme daaw géej quoi c'est pareil quoi bon tànn naa ci oto yi ak doomu tubaab yi en fait ak guirlande yi. benn semaine rek daanaka des ci feetu Noël yi ak fin d'année commerçant yi commencé am xel mu dal di yaakaar ni balaa boobu dinañ jeexal seeni njaay. Au moins 14 personnes ont été tuées mardi dans l'ouest du Tchad par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram qui ont attaqué un village de pêcheurs au bord du lac Tchad. Cette vaste étendue d'eau et de maraîchage est truffée d'îlots, servant de repères et de camps d'entraînement à Boko Haram, qui multiplie attaques meurtrières et enlèvements dans les 4 pays riverains, Tchad, Niger, Nigeria et Cameroun. Ce sont les éléments de Boko Haram qui sont présents dans cette zone, a affirmé le porte-parole de l'armée tchadienne, le colonel Azem Barmandio, lequel confirme l'attaque mais ne livre aucun bilan. Côte d'Ivoire, le procès de Charles Blé Goudé qui devrait s'ouvrir ce mercredi est reporté, comme on le surnommait en Côte d'Ivoire, et poursuivi par la justice ivoirienne pour actes de torture, homicide volontaire et viol. Des faits qui remontent aux années 2010 et 2011, à l'époque où le pays traversait une crise post-électorale qui a causé la mort à plus de 3000 personnes. C'est maintenant à la Cour de cassation de décider si l'ancien ministre de la Jeunesse ira devant le tribunal criminel ou non. Il faut dire que depuis le début, les avocats de la défense dénoncent le déroulement de la procédure en cours. Ils estiment qu'elle ne respecte pas les droits fondamentaux de Charles Blé Goudé et que même le procès est illégal.
Aux États-Unis, tous les regards sont tournés aujourd'hui vers la Chambre des représentants pour un vote qualifié d'historique dans la procédure d'impeachment de Donald Trump. Démocrates majoritaires et républicains devraient débattre pendant 6 heures avant d'adopter 2 articles de mise en accusation formelle du président américain pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. En cause, un échange téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, à qui il aurait demandé d'enquêter sur son probable rival démocrate dans la course à la Maison-Blanche, en naissant d'une aide militaire américaine accordée à Kiev. Des accusations niées en bloc par Donald Trump qui, à la veille de ce vote, a rédigé une lettre au vitriol dans laquelle il évoque un acte anticonstitutionnel, un abus de pouvoir sans précédent de la part des démocrates. Il les accuse d'avoir cédé au chantage de la frange d'extrême gauche du parti, la plus dérangée et la plus radicale selon ses termes. D'après lui, ses adversaires n'ont pas digéré leur défaite dans les urnes en 2016 et il ajoute que les peuples américains les tiendront pleinement responsables lors de l'élection 2020. jaajëfal bu baax Cheikh Sall sant leen gërëm leen yéen mbokk yi safoo seen télévision ITV xibaar yi fii lay daal di am 19h45 Assane Gueye ñëwaan di leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf.